trouve ça beau mais léegi kon ñu ñëwaat ci sa carrière ñoo gis ni kon li nga fi lim yëpp waxu innovation nga fi wax mu nekk loo xamante ne nit ñi dinañ ko rafetlu trop parce que am na ñu bari ñu ko doon xaar ci yow waaw parce que am na ñoo xamante ni say son la ñuy gën a béggee que say yëngu-yëngu mais est-ce que loolu dina la permettre te tey ngay jël benn son comme ay son wu comme bi nga fi génne woon ci temps politique bi ah di clash wala keneen ak keneen son loolu est-ce que dina la permettre te ngay woy genre son yooyu. Artiste tu es libre sound yooyu mun du ma ko mës a bàyyi à chaque fois que je vois la nécessité de clash te mu nekk lu dëggu ci man damay clash à chaque fois que je vois la nécessité de parler de loo xam ne c'est tabou dama ciy wax parce que artiste sama monde la lu ma neex laa ciy def kenn du ma ñëw ne doo takkee nii bandana doo sol lunette nii doo takk chaîne non sama monde la am naa droit def ci taatu nen parce que sama monde artiste la maintenant soit da ngay comprendre ne il est dans une dimension artistique su may génn ci mbedd mi di dox samay biis du nii lay takkoo je suis dans un domaine artistique donc sama monde artistique sama monde la artiste bokkul ak nit normal bi di dox on est des marginaux ñun à part bu nit yi di defee gauche ñun droite la ñu war a def loolooy artiste loo tax après waa gauche yëpp di daw di ñëw pour xool da ngay différent c'est ça tu ne penses pas comme les autres tu ne vois pas comme les autres tu ne dois pas réfléchir comme les autres tu dois sortir ay yëf yoo xam ne dina impacter les autres mais d'une manière artistique originale différente qui va faire de telle sorte que yow da ngay attirer attention loolu la c'est pour ça que j'aime bien jeunes yi di innover gars yi di innover sur le plan artistique j'aime bien ku mel ni Souleymane Faye qui n'est pas compris mais ay ñoom ñagas ak malal macha allah parce que damay ne ñii am nañu benn affaire boo xam ne voilà quoi loo xam ne ñun amuñu ko voilà et il faut tendre vers ça man artistiquement en tout cas je tends vers ça innover lu bees. Innovation soxla nañ ko surtout les jeunes de nos jours ñi nga xamante ni peut-être à chaque fois ñoo ngi yuuxu bëgg liggéey amuñu liggéey bëgg si lu ñu jàpp amuñu si lu ñu jàpp. da ngay créer bëgg liggéey amoo liggéey da ngay créer condition liggéey da ngay créer man maa ngi fàttaliku man 18 ans laa ne dootuma laajati sama pap dama doon dugg maquette Colobane yi ni lijjanti daal la ñëw jaay am ci bénéfice dugaat à 18 ans laa la wax tu vois lijjanti daal la ñëw jaay lijjanti ñëw jaay et cetera donc. boobu fekk na nga dugg ci musique bi. si boobu maa ngi ci musique bi doon fréquenter Colobane nga xam ne ñoom ndongo daara ji fa la ñu dëkkoon moo amoon benn kër mooy Biba Habib donc Biba Arif nga xam ne ñëpp fa lañ doon nekk waa nooni noon ñoom taf ay Omzo Mujahideen ay ñoom Nongo Fada Freddy Gaston gars yu bëri daal ñoo fa doon fréquenter benn néeg bu hip hop la woon mais dama doon génn foofu yenn saa yi dugg ci maquette bi lijjanti dara dem ci sama gars yi fan ok jaay leen ko le double wala jaay leen ko ñëwaat lijjantiwaat saa yu ma gisee lu original lu mën a kii dem jaay sama cousin yi jaay kii et cetera ñëw. mais jeunes yi xam nga lan mooy seen problème dañuy gis artiste bu yàlla baaxal macha allah ñu yaakaar ni dafa xëy rek yàlla tàcc ko te xamuñu fu mu jaar te jeunes yi léegi nangootuñu liggéey ba pare dañoo bëgg a ressembler wu ak seen idole ban message nga leen di lancer wala lan nga leen di nettali ci seen jaar-jaar pour yokk leen jom. je crois ñu ngi koy def ci sound yi ñu ngi koy def te ñoom tamit jeunes yi dafatuñu ñenn ñi rek ñoo ci xaw a dëgër bopp mais xam nañu bu baax xam nañ ne live bi xaaratul kenn xam nañ ne du kenn mooy ñëw jugee fële ñëw génne leen ci seen condition yu ñu nekk lenn daal la ñu mën a wax mooy enracinement ouverture te ci enracinement boobu noonu il faut que ku nekk xool déjà ci sa domaine nit ku nekk sa domaine sa environnement am na loo xam ne boo ci gëstoo am na benn business boo mën a tijji boo xam ne day impacter sa environnement xalaat ak observation la laaj rek et commencer petit te am na ay business yoo xam ne soxlawul ngay am ay millions wala ay 100 000 ay 200 000 non am na yoo xam ne mën nga ko commencer petit à petit ba am foo ko yóbbu donc li ñu leen di wax mooy loolu mooy bu ñu xaar kenn ci leen nañu jéem nañu wut xal googu noonu nekk suufu géej nañ ko wuti ji mën na nekk nañu fighting quoi parce que gis nañ fi ay exemples yu bëri et malheureusement exemples yi gars yi duñ ko fësal wala duñ def ay documentaire si ñoom ñun ñu ngi ciy liggéey am na lu ñuy waajal loo tax ba mu nee nelaw yeewu dem studio na non ñu ngi ci ay affaires yu bëri ay émission télé ngi ñëw ay yeneen ay ñëw
de zéro à héros nga wax sànq de zéro à héros zéro bi fan nga ko commencé ba tey jii nga yegg si fii nga yegg si tey. non zéro à héros mooy ñun ci benn néeg bu ndaw la ñu commencé Médina di rap ne ñooy bis bik leen ñeent la ñu woon ci néeg bi Gueule Tapée sax astafurlah Gueule Tapée la ñu njëkk a commencé ñu nekk ay 5 6 ma taxu Médina gars yi fekk si ma foofu ñu commencé ci benn néeg bu ndaw kenn xamuñu koñ bi sax xamuñu dañ doon rap suñu gars yi yenn saa yi sax ñu doon toogal di ñu ree xam nga tey ay New York lañ lay programmer ay Brésil ay Atlanta ay Los Angeles xam nga ay fu ne ci àdduna bi xam nga donc ci loo xam ne ci benn néeg néeg bu ndaw la commencé ñeenti nit maa ngi fàttaliku sax ñi doon jouer rôle lu fecc jamono jooju ay kawas lañ doon jël teg ko seen bopp yi xam nga on était rien de tout nekk ay jeunes adolescents xam nga mais am gëm-gëm bi dem ba gëstu xam lan mooy hip hop xam lan mooy philosophie bi di xuus di mbapat dem fu nekk grand yëpp seeti leen toog sàkku xam-xam ci grand yi waxtaan ak ñoom ñu ñuy yokk ñu ñuy xam nga am détermination yi tijji ay livre lire xam ne lii mooy hip hop xam ne lii mooy charte yi xam ne nii la juddoo ci condition bii la jóge xam nga et maintenant ñun ñu koy yóbbu ci beneen level tey daf ñuy neex parce que boo demee sax ci waa Zulu Nation États-Unis bu ñu dégloo ñun ci ay conférence dañuy am na ñoo xam ne dañuy jóg di jooy naa ñun lii ñun ñoo ko commencé fii mais fii nu mu mel fii États-Unis neexatuñu mais yéen fi ngeen nekk di ko yóbbu nii di ko tóoj gaa amul leen ci alal amul leen ci dara mais xamal leen ne lii moo tax a juddu hip hop xam nga te flambeau bi bàyyi nañ ko seen loxo li laay war a sulli bu leen wàcc seen yoon donc boo demee ba ay membre Zulu Nation nekkoon nax ay Africa Bambaataa di ñu ñaax loolu noonu xam nga ay des milliers de kilomètres ci loo xam ne ci benn néeg bu ndaw la commencé dañuy sant yàlla. waa ci tournée mondiale bi lay wax. waaw ok dama teg benn comme bu ñuy wax affaire enracinement rek originalité dama teg benn bande boo xam ne 100% hip hop traditionnel la donc kora la balafon ak percussion kalbaas ay leket donc benn bande bu mel noonu ma ciy def hip hop donc loolu déjà dafa xaw a yéem tubaab yi parce que tubaab yi tàmmuñu gis configuration bu mel noonu instrument 100% traditionnel amul guitare amul basse amul batterie amul dara nga ciy def hip hop et ça sonne hip hop ça sonne culture urbaine mu nekk benn affaire boo xam ne c'est 100% traditionnel donc loolu lañ ma signé donc tey ma nekk ci benn programme d'échange bu tudd Triangular donc war a dem jouer New York ak sama benn frère bu fa nekk sénégalais la mais foofu lay évoluer ci monde kii mu ngi tudd Mouxa donc maa ngi war a def benn scène ak moom le 9 à New York. tournée internationaux yi est-ce que yaa ngi prévoir def fii ay tournée fii nii ci réew mi pour nit ñi sentiraat sa voix sur scène. si après parce que comme ni mu ko waxee le 9 maa ngi New York avant New York le 7 maa ngi Gatineau waaw foofu tamit suñu benn petit frère bu tudd Atoumane frère u Ama Diop bi ma bokkal studio Bourba Jolof moo fa teg benn festival ak waa Meriem donc ñooñu ñu invité ñu le 7 Gatineau le 9 New York le 11 ñu ngi war a dem Atlanta ak waa Project South ñoom Emery waaw mu nekk ay américains yi nga xam ne dañuy intéressé wu bu baax ci militantisme ak musique ak engagement ci Afrique donc ñoom ñoo ma invité à Atlanta le 11 le 12 damay ñëwaat Canada Montréal jouer au Balatou le 12 septembre le 13 septembre damay dem Rimouski c'est à 5 heures de temps de Montréal ba tey Canada jouer et le 21 maa ngi Los Angeles su ma jógee foofu laay ñëw pour album bi finaliser ko génne ko avant décembre et tournée internationale bi 2020 là on doit faire le Brésil on doit faire l'Allemagne on commence par la France on doit faire Bordeaux Lyon Nantes Saint-Étienne su ma juumul Paris war nañu def tamit Metz war nañu def damay fàtte tur bi waaye Rouen waaw Elbeuf benn ci côté Rouen la nekk donc y a beaucoup de dates war nañ dem Allemagne tamit Berlin ak ma meen Blow P bu Tigrim bi moom fa la nekk donc mu ngi koy assuré war nañ dem Oslo waaw Autriche war nañ dem Autriche Brésil wax naa ko Venezuela Colombie Mexique donc loolu c'est des dates pour 2020 quoi. Instruments yi ak sénégalais yi am na ay sénégalais fii Edouard te muy joué le Carlodi mooy def kora bi balafon bi Djibi Diabaté la génnee na album il joue tamit pour artistes yu mag yu bëri ñoom Ibrahima Sissoko moom day wër àdduna Djibi Diabaté
am na waaw am na tamit Ibu moom mooy joué Calebasse Leket moom mooy joué Leket Baaba Maal moom tamit wër na àdduna moom moo def bruitage yu Black Panther donc ñooñu lay àndal en général mais am naa tamit benn configuration bu nekk Amérique du Nord mooy Canada waaw mooy grand Aliou Guissé bu frère Guissé moom fa la nekk moom fay joué Leket am naa ku ñuy wax Mamadou benn burkinabé buy joué kora am na tamit keneen Momo benn guinéen buy joué kora am na tamit rakku Numukunda Adama non pas waaw Adama moom mooy joué kora tamit foofu noonu donc Adama Sissoko yaa Numukunda tamit bi fa nekk yenn saa bu ko fekkee moom tamit daf ñuy day ñëw jàpp ci job bi donc am na ay Donald nga xam ne moo doon batteuru Awadi moom yenn saa yi tamit mooy day joué ci Leket bi donc voilà quoi am naa formation fii am naa formation Amérique du Nord quoi maa ngi try benn sax côté Europe bi mais pour l'instant matagul dina am ay featuring fii tamit comme ni nga ko waxee am na featuring fii parce que ñaari projet la dafa am projet traditionnel am projet hip hop donc ci projet hip hop bi am na ay featuring ak am na benn sound moo war a def ak Elzo Jamdong am na benn sound moo war a def ak Ngaaka Blindé Dip tamit am na benn sound bu ñu war a def yaa damay reprendre benn sound bu ma def ci albumu Ndiol Mr Ndiol waaw benn jeune artiste bu nekk Géejawaay donc damay indiwaat sound boobu noonu sama album Flexo bu Dabless dañuy def tamit sound ay Meta Crazy donc am na benn sound tamit sur le plan beneen album bi moo war a def ak Tiken Jah Fakoly ak Baba Maal tamit donc voilà featuring Ismaïla Lo tamit waaw war nañ def benn sound featuring yi bëri na quoi yeah. ban nga ci mën a ñamal sa fan si nii ci son yi nga xamante ne jot nga ko pare. waaw Crazy Yes rek da nga leen di may Crazy Yes comme mooy actualité moo waral lii yëpp moo waral clip bi génn na voilà da ngeen di jël lien bi ngeen dugal ko muy Crazy Yes back to the roots dellu jamono yi 90 années 90 j'en suis yow juddoo woon sax jamono jooju donc voilà donc fàttaleku essence su hip hop li ko tax a jóg message yi textes yi code vestimentaire yi donc moom lañ leen indil donc moom moo nekk temps yi di lëmbe town bi quoi. sikkam sikkam ji koy xaata bokk ci du mës a nekk sikkam wax ci lu yoonam nekkul non loolu du jukko moom du joow du yokk day takk dàllam uti jikkoom bul xool ci li mu mel wala li mu sol nga bëgg ko juger dëkkal ko fi mu dëkkul jël fen def ko sa QG li waroon dëng ci moom yëpp a ngi ci tànk yi gémmiñu fetal la yor denc leen seen bant yi. bu fen doon fay yenn borom city doon ay milliardaire bu fen doon fay yenn borom city doon ay milliardaire scoop jaral na leen kil pas armère njëkkante publier amuñu jotu vérifier yii xeetu dul naa liste wax leen ma fan lañ ko hérité Sénégal job bi fi gën a dox mooy jow ñi seen baay amul li ñuy dundee ñoo fi dàq blow nekk ci sa der bi duñ la wàcc di ma saf dermato santal yàlla bu ñu waxul ci yow mooy demato